ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun Dakaractu nag tey dafa ñëw fii ci Popenguine 130e édition pèlerinage marial ñu daal di ñëw dégtal leen lépp loo xam ne xew na fi maa ngi ceeg sama naataangoom bi di Moustapha Gaye. ni mu ko waxee noonu la waa Dakaractu ñëw fii ci Popenguine fas yéene gunge suñu mbokku pèlerin yi tey jii nag dinañ dugg seen biir xool nan la pèlerinage bi nar a doxee ci wàllum organisation lépp lu fi tukkee ngir garantir pèlerin yi wàllum wér-gu-yaram wàllum kaaraange dinañ ci dem xool nan la nar a demee fii ci Popenguine. ndax comme ni ñu ko waxee woon lu ci toll ci ñaari junni dañoo jógee fi ñu jógee dox ba fii ci Popenguine waaye tam ñu ngi xamal ni lu toll ci 60 000 personnes tey dinañ def fii seen communion ak Dakaractu dina mel ni yéen a ngi ci pèlerinage marial bi. fii nag grotte bi nga xam ne ku ñëw si pèlerinage marial bi rek di nga ñëw siyaar ko fi lan moo tax xëy na suñu mbokk yi ñu taxawal ñoom dinañ ci mën a andi ay gindi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. naka nga tudd. Michel Ibrahima Diouf. d'accord ñu fekk la fii ci grotte bi ngeen ñëw fii di def si pèlerinage bi la bokk. lan moo tax bu ngeen ñëwee fii ngeen di ñëw ci grotte bi di ko siyaar. parce que fii nii dañoo yaakaar ne. parce que fii dañoo gëm ne. Mariama fii doomam Yeesu fii la nekk Mariama moo tax ñu ñëw fii nii ñu ngi dañuy ñëw fii nii mayu ñëw ñaan ci Jésus te ñaan ci Mariama dañuy jàng messe ba pare ñëw fii nii ñaan Mariama mi yaayu Yeesu dañ koy ñaan waaw chaque instant saa yoo ñëwee buñ jàngee messe ba pare dañuy ñëw fii nii ñëw ñaan ko. ñun lii nañoo am te am plus tamit maa ngi si yokk benn affaire dialogue islamo-chrétien bi lii da koy gën a confirmer parce que boo xoolee léegi nii il fait 12 heures ci kanam tuuti nga dégg nodd bi. Nous sommes des marcheurs de Saint-Paul. toujours ñu ngi fii ci Popenguine ñeel 130e pèlerinage bi nga xam ne daf fi am at bu jot ñu ngi nag fii ci stand bi nga xam ne waa Croix-Rouge international ñoo ko fi taxawal yebal fi ay ndaw Croix-Rouge nag bu ngeen ko déggee seen xel dina dem ci lépp lu soxal wàllum wér-gu-yaram lépp lu soxal wàllu pèlerin yi nga xam ne peut-être nañ fi am ay malaise wala ay jafe-jafe jëm ci wàllum wér-gu-yaram kon ñu daal di rek xam naa dem sekk waxtaan ak ki fi teewal waa Croix-Rouge mu wax ñu un peu nan la ñu amalee fii liggéey bi ak tirer benn bilan provisoire ci wàllum intervention yi ñu fi def ci wàllum pèlerin yoo xam ne jot nañ leen fi dimbali. alors monsieur Sow est-ce que mën nga ñu wax un peu déjà fii Croix-Rouge ci 130e pèlerinage bi ban dispositif la taxawal ngir secourir en tout cas assister pèlerins yi. waaw en fait Croix-Rouge comme ni mu koy defee ci cérémonie religieuse yëpp teew nañ fii ci Popenguine mais cette fois-ci l'innovation de taille mooy on a déployé des volontaires pour ñu accompagner les marcheurs parce que ku wax pèlerinage Popenguine xam ne am na ay pèlerins yoo xam ni fa ñu jugee dañuy dox ba yegg si Popenguine alors dox boobu il parcourt des kilomètres. donc dinañ am problème mu ndox dinañ am problème bopp yi metti dinañ am problème mu tànk yu metti ba tax il faut am ñu leen di accompagner tout au long de la route ba keroog ñuy yegsi suñu yegsi aussi dafa am beneen équipe boo xam ne ñu ngi fi pour accueillir leen. beneen innovation bi ñu ci def moom mooy la nouvelle application digitale de la Croix-Rouge muy application bu bees boo xam ni on a déployé des ambassadeurs mais également des volontaires pour parler ñu wax ak population bi. wax leen l'intérêt application digitale Croix-Rouge parce que nekk na application boo xam ni lu bees tàq la dañu profité même ci Popenguine bi
procéder au lancement officiel avec les autorités sanitaires donc def nañ ko mais njariñ li mooy lan une fois nga télécharger application boobu noonu bu Croix-Rouge daf lay permettre nga xam toutes les actions yi volontaires yi def yi Croix-Rouge di def mais aussi daf lay permettre nga xam jàng ci lan mooy secourisme parce que citoyen bu nekk pour nga jouer ce rôle pleinement en tant que citoyen war nga mën a bu nit gaañoo bu nit xamee bu nit blessé lu mënta am moo xam accident wala catastrophe balaa ñuy woo sapeur yow citoyen bi nga mën a jouer les premiers rôles de secourir les populations en danger. ba tey ñu leen ko waxee woon ñu ànd ak yéen ci pèlerinage marial bi 130e édition ñëw nag fi nga xam ne mooy temple de la rencontre am na lu muy tekki waaye ñoom tam dinañu wax rek temple de la rencontre mooy lan sëñ bi ñu ngi lay nuyu. oui ça va maa ngi fay. naka nga tudd. Aquilino Gomis. d'accord ñu fekk la fii si temple de la rencontre ci li jëm ci 130e édition bu pèlerinage marial bi fii mooy lan. fii temple de la rencontre c'est-à-dire que benn lieu boo xam ne c'est pour recueillement là où il y a la prière l'adoration et la confession aussi c'est-à-dire boo amee bàkkaar nga ñëw dem si prêtre bi nga tiis ko sa bàkkaar par rapport prêtre bi moom Jésus Christ lay représenté Jésus Christ mu mun la baal sa kii say péché yu nga def yëpp waaw. loolu moo war a temple de la rencontre. pèlerinage bi ren bi lan moo la ci gën a marqué. bon par rapport ak nit yi bon chaque année dañuy gis ne effet day gën a yokk y a la prière aussi donc am na lu bëri am na si changement par rapport ak kii messe yi ak aussi concentration pèlerins yi bon am na changement yu bëri par rapport l'année dernière aussi quoi am na effet bëri am na def nañu changement quoi. waaw ba léegi comme ni ñu leen ko waxee woon ci wàllum comité d'organisation bi nga xam ne moo nekk fii ci Popenguine ñu ngi ci pàccum santé bi maanaam wérgu yaram ba tax ñu ngi fii ak Seydina moom mi nekk ci élite santé Seydina est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci lan mooy élite santé. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Seydina Alioune Badara Ba nekk technicien de labo de spécialisation en plus d'être responsable détachement institut élite santé de Dakar ñu ñëwoon faire couverture médicale bu Popenguine édition 2018. waaw élite santé benn école de formation la bu nekk Kër Massar di former ay sages-femmes d'État ay infirmiers d'État ay assistants infirmiers ay aides-soignants ay techniciens biologistes ba ci ay délégués médicaux. C'est notre deuxième édition pour la couverture médicale du pèlerinage Popenguine. alors wax nga ko yéen a ngi fonctionner H24 est-ce que bu ñu la doon laaj fii yan cas ngeen di gën a gis pèlerins yi yan wàllum assistance la ñuy gën a soxla lan nga may wax. waaw ren bokk na ci particularité crise d'asthme yi doon nañu ko woon am année yi passé mais ren am nañ ko mais ak région médicale bi nu mu organisé woo anticiper nañ ko ba amuñu benn cas bu grave lépp géré nañ ko sur place pèlerins yi dallu nañ après ñu ñibbiwaat à part ça crampes yi ñoo fi am comme ni ngeen ko gisee sànq ci biir tente yi ñu leen di defal ay massage relaxant pour permettre leen ñu mën a récupérer en même temps aussi dem ci sanctuaire yi dem ziyaare ji ñaanalaale waa Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. yàlla na fi jàmm yàgg amiin yaakaar naa ni dégg ngeen li Seydina wax léegi nekk fii ak waa élite santé ñoom itam lëngoo ak waa Croix-Rouge di jàppale pèlerins yi ak marcheurs yi ci lépp lu ñu soxla ci wàllum wérgu yaram ci lépp lu ñu soxla ci ngi ay soins ay assistance. neex donc sant yàlla di ci gën a yokk sant yàlla bu wër a wër ndaxte lii yëpp Mariama bu sell bi moom moo ñu ko waral waaw. ren dafa am thème bu particulier bu ngeen def mooy Seigneur aide-nous à dire oui au Seigneur. Seigneur oui thème boobu daal gis naa ci daf ci am importance ci jeunes chrétiens yi en plus du ci jeunes chrétiens yi kese ci tout le monde la waaw. loolu la parce que dañoo gis léegi chrétiens yi plus surtout les jeunes
dañoo réer daal ci seen wàllu religion loolu te thème bi ku ko génne daal ñoo ngi koy sant di ko gërëm. ñu ngi nag ak koo xam ne moom dafa marché fu mu jógee ñëw ba fii ci Popenguine soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. naka nga tudd. man Véronique laa tudd Dibor Sarr. d'accord maa ngi jógee MIPA. fan nga jógee. Marie Immaculée des Parcelles Assainies. foofu nga jógee mais da nga marché fi ba Popenguine. waaw boobu détermination lan moo ko waral. ah xanaa gëm Maman Marie rek. bëgg aussi mu nangu ñaan yeeg yooyu noonu vraiment jaral nañu ko daal. ñu ngi fii ak waa CNLS di Conseil national de lutte contre le VIH sida di kuréel boo xam ne day xeex lépp lu ñeel wàllum jàngoro boobu di sida ñu fas yéene nag sekk waxtaan ak soxna bi leen teewal fii ci Popenguine soxna si ginnaaw nuyoo bi baal ñu nga fàttaliñ tur bi. waaw man maa ngi tudd Astou Sène nekk technicienne unité mobile de dépistage bi ngeen seen bu jógee Dakar. alors soxna Astou est-ce que mën nga ñu wax un peu yéen taxawaay bi waa CNLS am fii ak dëgg-dëgg lan mooy seen liggéey fii. waa ñun comme d'habitude rek chaque année dañuy ñëw couvrir pèlerinage Popenguine bi ndax ñun ñëpp say xool nañ ni pèlerinage bi Sénégal yëpp ñoo fiy tase donc Sénégal yëpp nag fu ñuy tase dañuy wax regroupement donc foofu saytu fa yenn xeetu jàngoro yi dafa war moo tax chaque année dañuy ñëw saytu doomu jàngoro yi sida ci ñi nga xam ne ñoo ñëw ci pèlerinage bi waaw. saytu doomu jàngoro yi sida nekk loo xam ne peut-être ñu bëri dañ koy ba léegi ragalee xel est-ce que ci 130e édition bi ñu nekk nit ñi ñëw nañ bu baax ci wàllu boobu. waaw nit ñi nag ba léegi communication bi dafa xaw a des parce que ren tamit constaté nañ ni nit ñi ñëwuñu bu baax parce que boo nee doomu jàngoro yi sida rek ñu si bari dañuy xalaat fu ne la ñuy xalaatee ba duñ nangoo def test bi comme ni ma koy waxee nag chaque jour dafa nekk test boo xam ne nekkul test boo xam ne bu grandiose la nekkul feebar boo xamante ne dañ koo war a jël teg ko benn niveau boo xam ne yeggu fa. waaw test bi nag moom dafa mës a gratuit kenn du ko fay ci Sénégal wërngal këpp foo ko mënti defee c'est gratuit doo fay dara pèlerins yi nag jot nañ dépister 200 et quelques pèlerins ñëw nañ def test bi mais test bi comme ñun ñëpp niñ ko xamee c'est dans l'anonymat kenn du laaj tur kenn du laaj sant donc mais daal en grosso modo dépister nañ 200 pèlerins pour l'instant. fii ñu fiy def ay tests yoo xam ne day soxal wàllum VIH sida mu nekk nag loo xam ne day jafe comme ni mu ko waxee communication bi yaakaar naa ni war nañ ci mën a gën a góorgóorlu gën a accès communication bi. kon ba léegi ñu ngi fii ci Popenguine ci sanctuaire bi nga xam ne pèlerins yi fii la ñuy amalee seen pèlerinage marial xam ngeen ne mënuñu wax pèlerinage te tudduñu si sapeur pompier yi ñoom ñi nga xam ne saa yu ne ñoom ñooy wàllu askan wi ñoom ñooy taxawu askan wi moo xam ci wàllum accident bu amee wàllum malaise ak lépp rek loo xam ne pèlerins yi dinañ ko soxla ngir ñu taxawu leen ci seen wér-gu-yaram ba tax dañuy wéy ba léegi dugg seen biir xool ñoom tamit ban dispositif la ñu déployé ci 130e édition pèlerinage fii ci Popenguine. capitaine John est-ce que mën nga ñu wax ci 130e édition bi ñu nekk nii ban dispositif ngeen déployé fii ngir taxawu pèlerins yi. donc d'abord dinaa ne comme ni ñu ko tàmmee di def ñun sapeur pompier yi saay bu événement religieux amee wala muy un événement sportif boo xam ne day dajale ay mbooloo mu bari toujours pompier yi dinañuy fay teewu pour di saytu d'abord du ñëwuñu rek pour mun a intervenir ñi nga xam ne dañoo gaañu wala loru waaye dafa am liggéey bu njëkk bu ñuy wax liggéeyu prévention moom la ñuy wax ne mooy premier maillon moom moo jiitu ci li nga xam ne mooy suñu liggéey maanaam li wolof di wax xoddiku balaa ngaa lakkale bi pèlerinage bi jotagulee ba ñuy waaj le pompier yi par l'intermédiaire du commandant groupement d'incendie 1 muy commandant Tine ak ay nitam saytu fii ci biir Popenguine ak li ko wër yëpp lépp loo xam ne war na mën a indi jéeya muy ay ERP établissement recevant du public yi deflu na fa ay visite xool nañu fépp fi nit ñi di daje est-ce que du am loo xam ne war na fa mën a indi jéeya pour ñu daal di def ay prescriptions en matière de sécurité pour loolu bañ a am bu loolu weesoo prévention boobu dañoo def benn détachement boo xam ne ay nit la sapeur pompier muy ay officier ak ay sous-officier ak ay sapeur ànd ak ay moyens matériels yu bari mu toll ci donc 377 personnes muy ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay nit boole ci aussi lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay oto 39 véhicules d'incendie ak ay véhicules de secours à victimes ak ay véhicules d'intervention diverses yëpp
ñu daal di teew fii ci biir Popenguine ak li ko wër. ay intervention commencé na depuis barki démb ndaxte comme ni ma la ko waxee nii donc deuxième échelon bi mooy ñi nekk ci axe yi am na ay quelques accidents bëriwul nag alhamdulilah rabbil alamin ren ñoo xam ne ay accident wu circulation la mais bëriwul mais li ñu seetlu tey fii au niveau donc du sanctuaire mooy fi messe bu mag bi amoon te doog a jeex nii ñu ci bëri coup de chaleur la ñuy am maanaam ñoo xam ne dañoo nekk ci suufu naaj bi donc de manière prolongée ñu yàgg fa lool mu mel ni lu mel ni miir lu mel ni ñuy neer ndax tàngaay bi donc looloo fi ëpp. kon dellu bi maa ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñëwoon nañ fekk oto wala tànk lañ fi ñëwee war a delloog oto ñu ànd ak dal def ndànk respecter règle code de la route ba yegg ci jàmm ak salaam ci seeni kër. am naa benn constat boo xam ne dama ko def loo xam ne daf ma neex daf ma laal sama xol parce que tout le temps les marchés bu ñëwee ce sont nos frères musulmans ñoo ñuy accueillir duñ jox à manger à boire donc loolu kese day loolu donc day wane Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaañaan. mbokk yi niñ leen ko waxee woon noonu lañ ko defee gis ngeen waa Dakaractu liggéey bi ñu amal fii nii ci Popenguine ñeel 130e édition pèlerinage bi dugg nañu ci biir pèlerins yi. waaye ci wàllu comité d'organisation bi gis ngeen waxtaan bi ñu sekk ak waa Croix-Rouge ñi nga xam ne teew nañ fi ngir taxawu pèlerins yi ci seen wàllu wér-gu-yaram sekk nañ waxtaan itam ak waa Élite Santé ñoom tam di lëkkaloo ci liggéey boobu ak waa Croix-Rouge taxawu pèlerins yi lépp li nga xam ne soxla woon nañ ko rek ci seen wàllu wér-gu-yaram waxtaan nañu itam ak waa sapeurs-pompiers xam ngeen ni mënuñu wax pèlerinage te suñu xel demul ci ñoom dégg ngeen kàddu yu am solo yi ci capitaine John yëkkati ñoom yemuñu rek ci wàllum intervention maanaam laata sax pèlerinage bi di tàmbali fii ci Popenguine ñëw nañu ci site bi xool un peu nan la site bi tëddee xool un peu yan matuwaay lañ war a mën a jël ngir pèlerins yi mën a amal seen pèlerinage ci anam yu mucc ayib. Moustapha ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal également ñi nga xam ne ñooy seetaan Dakaractu TV mu nekkoon 130e édition pèlerinage marial bu Popenguine comme ni nga ko waxee léegi li nga xam ne yëpp amoon na fi dem nañu xool ko waaye ñun tamit des ñu ci benn yoon ndax ñi nga xam dañu fee ñëw ngir rek def ci seen pèlerinage jël nañ leen jëlit fi nga xam ne foofu la ñu dem ngir ñaan muy grotte boobu nga xam dañ ne soxna Mariama moo fa nekk xanaa kañ dañ leen di wax ñu leen di jaajëfal bu baax di ñaan yàlla lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi rek yàlla daal di koy nangu te jàmm sax fii ci biir Sénégal.